nga def ci ay dépenses da nga war a ñëw ci assemblée nationale jàkkaarloog député yi ñu déglu la nga leeral fan nga def xaalis bi loolu mooy transparence te réew mu nekk noonu la war a doxee. mu nekk loo xam ne man ci jamono jooju dama ko rafetlu woon bu baax a baax léegi nag ci loolu Ablaye Wade mere ko naafeq yi wër Macky Sall tey ces transhumants là ñoom ñoo nekkoon ci nopp Ablaye Wade yi di ko mettre en mal ak Ablaye Wade naan ko di ko mettre en mal ak Macky Sall naan ko voilà Macky Sall daf lay défier dafa bëgg a yàpp sa doom bi daf la bëgg a toroxal xam nga temps yi ñoom ñu ngi koy gëmloo naan ko Karim Wade du moromu gaay yow doo moromu gaay boo fi jógee Karim moo la war a remplacer xam nga rek nit la quoi di ko jaay rek ba Ablaye Wade dem dugal sax ticket présidentiel bi le 23 juin 2011 ba man mii bokkoon naa ci ñi demoon buntu assemblée nationale jour boobu j'ai serré la main à Macky Sall donc ñu jaxase Ablaye Wade ak Macky Sall bañ bundu xataal ko loi Sada Ndiaye bi ñëw ñu ne léegi président de l'Assemblée nationale chaque année dañuy renouveler mandat lañ koy def quoi chaque année ñu renouveler ko nekkatul 5 ans quoi léegi par 1 an la Macky Sall xam ne lii raam ci ñag bi la jëm mu dem ber daara boppam. je me rappelle jour boobu benn journaliste bu ñuy wax Pape Cheikh Silla temps yi mu ngi nekk Walfadjri moo ko doon interviewé bu muy démissionné ci parti bi démissionné ci mairie bu Fatick mu ne damay dem ber sama daara quoi créer sama parti Pape Cheikh Silla ne ko nan ngay def mu ne ko damay dem rek des ak yàlla ànd ak yàlla gis nga yàlla boobu noonu mu àndal yàlla boobu seetaanu ko yàlla boobu daf ko àtte ak Ablaye Wade ndax injustice bi nga xam ne dund na ko mais des fois yàlla dafay nattu nit maanaam daf lay nattu ba pare di la nattaale encore pour xool yow ndax baadoola nga wala déet parce que nit des fois dafay nekk ci jafe-jafe su nekkee ci jafe-jafe subir injustice yàlla ñëw intervenir ki la doon xeex di la bund xataal chaise bi mu toogoon te jàppoon ne bés bu wàccee ci chaise boobu noonu doomam moo koy remplacer parce que naafeq yi ak suq yi ko entouré ñu ngi ko doon gëmloo loolu yàlla jëlee ko ci chaise boobu noonu teg la fa yow mu doon xeex ba jëlee la assemblée nationale yow mu ñu doon bundu xataal ci parti bi ba génnee la fa mu yëkkati kooku ci chaise ba teg la fa nga ñëw nag war a am jàngat bu yaatu ci loolu parce que loolu dafa du ku nekk la ko yàlla di may Macky Sall lu mu am lu jafe la fii ñoom Moustapha Niasse ñoom Amath Dansokho ñoom Ablaye Bathily gars yi dañoo topp ci nekk président ba sonn pour bëgg a nekk président nekk nañ candidat ay yoon masuñoo nekk président kii moom ñëw nekk ak Ablaye Wade 8 ans créé partem dem élection gagné Ablaye Wade xam ngeen ne loolu yombul waaye nag malheureusement waa ji li ko yàlla defal xamu ko baadoola la bi mu ñëwee lu gën a yées lu Ablaye Wade doon def moom ci la nekk mooy li nga xam ne moom la daan xeex di ko kaas ñu doon dajeeg moom sur le terrain di dajeeg moom ay place de l'Obélisque ay buntu assemblée nationale ñu ngi fàttaliku sax bi mu yoree woon benn mer gàddu ne dafay dem fanaani ji place de l'Indépendance xaw ma place Soweto yooyu yëpp fekk nañu fi demoon na sax ba menacé fi Ablaye Wade dina Wade bu insister dañuy dem palais déloger ji ko yooyu yëpp moo ko doon wax bi mu demee campagne nekk candidat lu nekk gëmloo nañu ko waaw ay éléphant blanc sax gëmloo nañu ko quoi la patrie avant le parti xam nga gouvernance sobre et vertueuse maanaam président yi pouvoir yi ñuy am dafa jéggi dayo yooyu yëpp dañ ko war a wàññi mais moom bi mu toogee li mu doon wax defu ci dara waxoon na sax ne moom rakam du ko masal defal décret boo xam ne day fal rakam te gis nga bi mu yéegee lu mu def moo gën a yées sax li Ablaye Wade doon def ak Karim Wade parce que Karim Wade moom super ministère lañ ko joxoon loolu la gars yi doon wax le ministre
du ciel et de la terre loolu lañ ko doon tooñee quoi waaye kii ba mu ñëwee moom Sénégal la jël ci boppam Sénégal la jaay jox ko rakkam moo rakkam dañoo jël Sénégal jaay ko dem jëli beneen tubaab boo xam ne du sénégalais séddoog moom suñu alal ñun waa Sénégal ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk Sénégal war a dundee suñu alal benn tubaab bu kenn xamul fu mu jógee muy Frank Timis moo ñëw Macky Sall defaral ko décret moo rakkam ñu dem pour explorer li nga xam ne moom mooy suñu gaz ak suñu pétrole jël suñu 6000 milliards sàcc ko ba pare ñu dem justice parce que la justice c'est la justice de Macky Sall ñëpp xam nañ lool ay conseil constitutionnel ak tribunaux yëpp ñëpp Macky Sall lañu àndal moo tax chaque jour mën na leen ay séparation de pouvoir buñ ñu ko nekk di gëmloo loolu ay théorie la mais amut ça n'existe pas au Sénégal suy am si yeneen dëkk yi lay am ay France ak ay États-Unis foofu moo am séparation de pouvoir justice bi dafa moom boppam di àtte président ñemewul dugal loxoom ci justice bi ni muy doxee ci France laaj leen François Hollande bi mu ko defee mais juge yi ñoo génn exiger pour mu excuser wu mais dafa génn excuser wu en public loolu mooy vraie liberté mais malheureusement Sénégal ku nekk président su fekkee tu es malhonnête comme Macky Sall yow tu as tous les pouvoirs waaw da ngay jël pouvoir législatif bi booleeg sa exécutif jël pouvoir judiciaire bi loolu nag baat doole rek moo koy def lu mu waxoon yépp respecté wu ci dara tey la impunité gën a bëri tey la népotisme bi gën a yokk tey la injustice bi gën a yokk tey la corruption bi gën a bëri sous Macky Sall ba léegi ñeenti président yi fi jaar yépp ñett ñi ñoo tane Macky Sall moom mooy président bi gën a yées bi gën a bon bilan ci ñeenti président yi léegi loolu moo tax may ñëw ci mbiru Boubacar Seye pour waxtaan ci ak yéen parce que loolu moo waral live mais dama doon def benn récapitulation rek pour fàttali leen ne Macky Sall baadoolo la parce que li ñuy wax naan le pouvoir rend fou moom pouvoir bi daf ko gën a dofloo parce que bi mu ñëwee ba léegi ay acharnement la fi nekkee tëj kaso ñoom kaso bi daal xam nga nan lañ ko jàppee comme jël ndox rek naan moom Macky Sall xamut lan mooy kaso quoi moom daal képp ku ko contre rek wala nga wax lu ko arrangé wul moom lu muy gis ci yow mooy nëbbu la jant bi avec la complicité de la justice à chaque fois noonu lay def ku sëqat Macky Sall tëj la kaso victime Macky Sall yu bëri ñu ngi ci dëkk bi jaar nañ kaso Guy Marius Sagna Barthélémy Diaz Omar Sarr bi nga xamante ni tey sax transhumé na dem ci moom lañ njëkk a tëj ci offense au chef de l'État moom maître Amadou Sall bi nga xam ne transhumé nañ tey dem ci Macky Sall te tëj yoo xamante ni dafay nekk tëj yoo xam ne dafay arbitraire te justice bi dafa mel ni yow soo jotee ak Macky Sall ñoom dañ koy def ñoom seen combat wu bopp mais dañuy fàtte sax li nekk ci texte yi dañuy violer loi violer sa ay droit jàpp la tëj la ci kaso bi di xeexal Macky Sall noonu lañ def Assane Diouf Macky Sall la ñuy xeexal parce que Assane Diouf dafa saaga Macky Sall léegi ñu ne ko comme da ngay jaay réew ñoo duñ xool lu nekk ci texte yi de comme loi beeg yooyu noonu lu mu wax kii ne Assane Diouf bu defee offense au chef de l'État nii lañ ko war a àttee wala nii wala nii wala naa non acharnement la ñuy def dañ naan ko yow da ngaa xamati da ngay toog fii di saaga tu vas voir léegi indi yeneen chef d'inculpation teg ko ci kawam pour mën a def instruction bi te Assane Diouf kaawam jaratoon sax instruction parce que offense au chef de l'État la da ngay xëy dem flagrant délit ñu àtte la wax la tëj nañ la 6 mois wala 7 mois wala daal ñoo xam waaye xam naa ne moom offense au chef de l'État du àgg sax 1 an ci ñu si jot a tëjagum jànguma droit nag xaw ma ci dara mais loolu laa daan gis léegi victime yi Macky yi bëri nañ te ñoom ñëpp ndeysaan da leen a jàpp tëj leen ci kaso bi ay Khalifa Sall Karim Wade te Karim Wade man mi d'accord naa pour ñu àtte ko mais àtte dafa war a jaar ci yoon parce que nit bu ñu ko tuumaalee dara dafay am présomption d'innocence maanaam dafa gut fekk condamné wuñ ko mais loolu yëpp dañoo violer loi yëpp respecté wuñ procès bi jalgati ay droit yi Karim Wade juste rek pour fay wante parce que Karim Wade moo tax Ablaye Wade ak Macky Sall jotee léegi nag mu ne il faut que ma venger wu def vengeance
te kilifa ku bëgg a nekk kilifa doo vengé wu. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu nekk daj na ko mais masul vengé wu. Nelson Mandela exemple la Afrique du Sud ñëpp gis nañ ko jàpp nañ ko tëj ko 26 ans de prison xaw ma 27 ans mu génn jéggale te pourtant bi mu génnee ak mënoon a fayu nag mu ngi yoroon doole ji yëpp ne jéggale naa def benn mandat ne doyal naa bi may xeex pour nekk président taxutoon may xeex quoi. te ñoom président africain yi kenn du ci roy Nelson Mandela kenn ku toog daal yow da ngay bëgg a toog éternellement ñu lay jay nga am sa ay suq ñu naan la doo moroomu gaay li nga fi def kenn mosu ko fee def sa jabar moo dàq suñu jabar yi di la jay rek nag naan la boo fi jógee ko fiy toog te ñi lay jay di la wax loolu ñoom ñoo la doon saaga démb ay ndey di la barrer la route pour nga bañ a accéder au palais loolu nag moo am Sénégal. léegi mbiru Boubacar Seye si laa bëgg a wax Boubacar Seye dafa créer benn ONG bu ñuy wax Horizon Sans Frontières di xeex pour affaire immigration yeeg yooyu seen ay droit ak migrants yeeg yooyu noonu ci loolu lay yëngatu installé wu Espagne nekk doomu Sénégal moom dafa génn mu ne Union européenne dafa financer Sénégal ay milliards yi milliards pour ay projets jeunes yi nga xam ne dañuy dugg ci gaal yi ñu delloo ji leen suñ demee ñu financer leen ñu amal seen ay activités pour xeex li nga xam ne moom mooy extrême pauvreté bi am Sénégal ba jaral xale yi di dugg gaal di xaru am na ñu bari ñoo xam ne dañuy dee ci yoon bi sax te dee yoo xamante ni dee yu ñaaw lay doon. léegi nag Union européenne génnee seen xaalis financé état wu Sénégal ne nañ ko financé xale yi pour ñu mën a toog am ci luñ jàpp. léegi Boubacar Seye posé wu la question ne xaalis boobu fan la dem parce que moom masul dégg ku génn ne man kat jot naa ci projet bii nii financé nañ ma état bi moo ma financé si xaalisu Union européenne bi. ñi demoon ci gaal gi ñu delloo si leen ñu ci bëri masuñ leen jox dërëm ñu ci bëri ñu delloo si ci temps yi Ablaye Wade am na ñoo xam ne ñu ngi leen armée bi moo leen jëlee woon ñu wàccee leen Bango jox leen ay chandise ak 10 000 francs am na ñu doon wàccee aéroport di leen jox chandise ak 10 000 francs loolu depuis temps yi Ablaye Wade la woon 2005. léegi ñu ne depuis 2016 maanaam Macky Sall si temps yam parce que Macky Sall 2012 la falu ñu ne 2016 ba léegi financé gum nañ Sénégal 130 milliards CFA 2016 ba léegi 130 milliards. léegi xaalis boobu lay Boubacar Seye di laajte fan la nekk Le Quotidien dëggal na ko parce que bind na ko mais dam leen Ouma Ndiambal Diagne te loolu waa Union européenne ñoom ñoo ko wax. léegi nag ñu ne boo calculer depuis 2005 ba 2019 financé nañ Sénégal état au Sénégal 200 milliards pour l'emploi des jeunes wala pour financer xale yi pour ñu mën a am ci lu ñu jàpp bañ a duggati ay gaal mais France daal di xëddeen kon état bii nii amuñu yërmande ci peuple bu ñu jiite maanaam dañuy fekk sax benn néew boo xam ne dafay tëdd di nelaw ñu dompat ko. yow Sénégal mu ngi métti jeunes yi amuñ ci lu ñu jàpp dëkk bi métti lool ñu dugg ay gaal daanaka loolu xaru la di dee seen waajur yi di ñàkk loolu yëpp pour bëgg a dimbale seen ay parents bëgg dimbale seen bopp. yow mi nga xam ne yow yaay état Sénégal nga waroon leen jàppale war a créer emploi pour jeunes yi defoo ko Union européenne financé la xaalis ne la financé xale yi ngir ñu toog bàyyi jël gaal yi nga jël xaalis boobu yow lekk ko xaalis bi ñoom ñoo ko lekk mais Boubacar Seye loolu la leen wax ñu jàpp ko ne ko diffamation nga def mais ana diffamation bi tey Union européenne ñoom confirmé nañ waxu Boubacar Seye mais Boubacar Seye dafa nekk nit koo xamante ni dafa dof wala lan moo ko dal ba muy génn nii rek di accuser état wu Sénégal te gisu ko fenn mu ngi yor ay preuve yu leer nañ ñi na leen preuve yaa ngi nii ñu jël ko jaay ko doole tëj ko ci kaso bi door ko mandat de dépôt parce que le procureur c'est le procureur de Macky Sall lépp lu muy def Macky Sall moo koy jox instruction na ko jàppal diw parce que wax na ma lii ak lii ak lii mais du def dara mais ñi ànd ak Macky Sall toj juñ fi def scandale yi mais mu ngi na gàññi fii nii bëri ba bëgg a dee
te justice bi si boppam ñoom ñoo leen di jàppale parce que ñoom ak Macky Sall ñoo ànd ñu blanchir nañ fi Mamour Diallo barki démb ci 94 milliards. li ma wax ci Boubacar Seye loolu laay wax ci Ousmane Sonko bu Ousmane Sonko dafa dof bay toog nii rek di accuser Mamour Diallo naan dafa sàcc 94 milliards. te am avenir lool ci politique dina yàq carrière politique am loolu ban sens la am même ku dul Ousmane Sonko xanaa loolu sax du ko def génn rek ne Mamour Diallo sàcc na 94 milliards. Ousmane Sonko ban intérêt la am pour def loolu ba pare chaque jour mu défier leen ne leen maa ngi yore preuve yi. léegi ñu def commission d'enquête assemblée nationale blanchir Mamour Diallo parce que nee nañ assemblée nationale pouvoir boppam la. ñu demaat ba mu yàgg mbir ma dem tribunal léegi fa mu mujjee non-lieu total. wala dañ ko classé sans suite. Le dossier est classé sans suite. Mais loolu gàcce la dans un pays comme le Sénégal ku ànd ak Macky Sall yow loo manti def scandale bi lu manti ngand yow kenn du la def dara jàmm rek ngay am quoi yow. mais ku àndut ak Macky Sall moom wax sax bu ko defee maanaam liberté d'expression yam dañ ko ciy jàpp moom tëj ko kaso. di foowee kaso quoi mel ni kaso ay caaxaan la moo tax Macky Sall waroon na ñam kaso xam kaso lan coono bu nekk ci kaso. jël nit privé ko liberté am tëj ko kaso loolu bala kaa juge di def dafa war a nekk loo xamante ni lu ko jar la maanaam waa ji def lu tax ñu tëj ko kaso mais jàpp nit ku am njaboot war a am liberté defu la dara lu dul ay règlement de compte politique wala lu muy wax arrangé wu la nga jàpp ko lax ko jant bi non mais juge yooyu di def loolu ndax Macky Sall ndax bëgg lu neex Macky Sall man gëw ma ne est-ce que bu ñu tëddee ñoom dinañ nelaw lan moo ko fi jar. wa kullu insaan alzamnaahu taayirahu fi unuqihi wa nuxrija lahu yawma alqiyamati kitaaban yalqaahu mansuura iqra kitaabak. gis nga képp koo xamante ni dangaa nekk ci àdduna bi loolu la yàlla wax di jëf moo xam jëf ju rafet la moo xam jëf ju ñaaw la bu ñu demee àllaaxira dañu lay takkal sa jëf yi mu mel ni maxtuum yooyu murid di takk fii maxtuum si lañ lay defal sa jëf yi da ngay jékki-jékki rek mu ubbeeku nekk téere ñu ne la iqra kitaabaka jàngal sa téere bi ngay nag gis sa jëf yi nga doon def yu rafet yi ak yu ñaaw yi su fekkee lu rafet nga doon def da ngay texe su fekkee nag lu ñaaw nga doon def moom ah su boobaa nag yàgg yàlla yéenay des moom moo lay àtte ci yërmandeem. waaye malheureusement suñ gars yi dañuy nekk jullit nii ci tur de nekk ay croyants ci tur mais heure bu ñu accéder au pouvoir rek fàtte nañ yàlla dañuy maslaa nii rek ñu ci bëri pour nga gis leen ñu julli sax dañuy dem ci benn cérémonie nii rek boo xam ne nit ñi dañ leen di gis en direct ñu tombeek waxtu julli jot ñu julli comme ay événement voilà màggal gàmmu wala ñu dem ci benn korité wala tabaski wala benn inauguration mosquée wala dara foofu nga leen di gisee ñu ci bëri nag laa wax te lu leer laa leen di wax gëmuñ yàlla gëmuñ yonent avant ñuy jot pouvoir bi dañuy gëm mais heure bu ñu accéder au pouvoir rek dafa mel dañuy weddi te loolu c'est catastrophique te loolu lañ gis Sénégal moo tax ma ne juge yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofu noonu di tëj nit ñi pour bëgg lu neex Macky Sall te jaarale wuñ ko ci yoon àllaaxira dinañ ko layoo te bala ñoo génn àdduna dinañ ko gis parce que doomi aadama yàlla daf ko fonk wala xadd karam naa bani aadam wa xamalnaahum fil barri wal baxri wa razaqnaahum min at-tayyibaat yàlla dafa bind nit ba pare tàgg ko kon doomi aadama du caaxaan waroo jël doomi aadama di ko xañ liberté am ci wax xalaatam mais Boubacar Seye wax na ne Sénégal jox nañ ko tant de milliards mais jarut nga koy emprisonné jarut nga koy dóor mandat de dépôt yow convoqué ko mu ñëw nga ne ko yow li nga wax fan nga ko teg mu ne la man j'ai des preuves
nga ne ko où sont les preuves génneel mu génneel la preuve yi bu jaree sax interdiction de quitter le territoire nangu passeport am ak yooyu bàyyi ko mu dem këram nga koy au tribunal mu ñëw nga koy déglu parce que procureur am na droit au nit pour di ko enquête di ko déglu laaj ko na ko yow sa wax yi nga wax fan nga ko teg parce que c'est l'avocat du peuple. mais Boubacar Seye génn na wax na ne waa Union européenne financé nañ Sénégal des milliards ñu xaar ko aéroport quoi toroxal ko ba mu na tattu mais Macky Sall toroxal doomi aadama moo ko neex quoi maanaam Macky daf lay réduire quoi da lay réduire à ta plus simple expression comme ni mu waxee na noonu lay def opposition bi waxu ñàkk faydaam yooyu muy wax mais moom ñëpp la koy def ah képp ku àndul ak moom rek yow si liberté provisoire nga nekk quoi à tout moment mën nga dem kaso ñun ñii sax mën nañoo dem Sénégal ñëw wàcc aéroport rek ñu jàpp ñu nañu yow waxoon nga fi lii ak lii ak lii mais suñu jàppee ndax suñu dëkk ñun jaral nañu ko suñu jàppee ndax la patrie parce que dañuy défendre suñu intérêt dëkk mais loolu jar na ko xubbul watani minal iman bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk kon képp koo xam ne da ngay xeexal sa réew ba kaso fekk la ci jàppal ne yow yaa ngi jaamu yàlla parce que li tax yàlla def nga juddoo Sénégal wala nga juddoo beneen dëkk yàlla rek moom moo ko xam kon dëkk bi mu la wàccee nga gane si fa àdduna dëkk boobu da nga ko war a fonk mu jaral la dee tey jii bu ñu toogoon rek am ñu ñëw attaqué Sénégal song fépp fu doomi Sénégal nekk ci àdduna bi war nga mën a jël avion dem jël sa arme pour jàkkaaroo gaay pour défendre sa réew c'est très important te ñun loolu Sénégal jaral nañu ko de ndax yàgg nañ participer ci ay combat yu nekk temps yi Ablaye Wade di dajeek Macky Sall di ko serrer la main di nuyonteeg moom bokkoon le même combat moom ñi mu àndal tey waa Bennoo Bokk Yaakaar waaye tey ñoom ñëpp fàtte nañ sax yi ñu daan xeex démb Wade sax moo leen gën parce que Wade au moins moom il est élégant am na élégance politique am na lu muy jomb ak lu muy rus mais Macky Sall amul dara lu muy jomb amul dara lu muy rus moom ñi mu àndal amuñ gàcce te nit boo demee ba amatoo looy jomb wala amoo looy rus ñun xamatuñ ci yow dara nit dangaa war a am kàddu am ay valeur mais loolu nekkul ci Macky Sall jaay doole tëj nit ñi kaso di toroxal doomi aadama yi pour lan mais Boubacar Seye lan la fi wax wala lan la fi def ba tax ñu koy jël kaso ñu koy jël di ko tëj kaso te ñi mu àndal ay scandale lañ fi def ñeenaa leen Mamour Diallo 94 milliards la sàcc mook Tahirou Sarr 94 milliards u sénégalais mais 94 milliards ñaata hôpital la mën a tabax ñaata école la mën a tabax fii ay abri provisoire rek moo fi am Sénégal ba léegi mu ngi am ay abri provisoire benn jour dama doon toog di seetaan télé Sen TV ñu génnee benn dëkk boo xamante ni mook Dakar 7 kilomètres la kunun ngalab boo ñëwee ba ci autoroute à péage mën nga ko jaaree foofu wala nga ñëw ba ci pont bi tolloog Youssou Mbargane ci Tëngéej nga jàdd mel ni kuy dem Kër Ndiaye Lo xam nga foofu mën nga ko dox sax ak Dakar ñu génnee dëkk boobu mu am abri provisoire ay sàkket ak ay mool xale yi ñu teg leen fa ñuy jàng abri provisoire à 7 kilomètres de Dakar mais loolu c'est honteux àll bi nag kenn waxaale ko boo demee au fin fond du pays ay Médina Yoro Fula ay Kunkandé ay Salimata ay Diaobé village yi ko wër ay abri provisoire kese la da ngay gis dëkk yoo xam ne du am sax hôpital du am case de santé du am poste de santé du am dara jigéen ñi dañuy accoucher ci charrette yi nit ñi di dee ay mortalité maternelle di am ñu jël xaalisu Sénégal di ko sàcc ñoom i neen seen biir di ko séddoo ñu leen di blanchir kon ñoom dañoo complot ak justice bi ñoom exécutif bi complot ak waa assemblée nationale muy majorité bi di toroxal sénégalais yi intérêt sénégalais ñoom seen yoon nekku ci xaalis sénégalais yi fu muy dugg seen yoon nekku ci xanaa kon xaalis buy gars yi di sàcc ngeen leen di jël di leen défendre xaalis boobu xanaa yéen a koy séddoo seen biir léegi ñi nga xam ne ñoom duñ def dara dañuy xeexal Sénégal di défendre les intérêts du Sénégal ñooñ ngeen di jël di leen tëj kaso di leen toroxal
léegi nag ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy sàcc yi di woyu yi ñiy naan deretu sénégalais yi di muucu deretu sénégalais yi ñooñ ngeen di jël bàyyi leen nag ñoom ñu am liberté quoi léegi ñu baax ñi ñoom la ñuy yóbbu ci kaso yi ñu bon ñi ñoom ñooy am liberté quoi ñoom léegi daal Sénégal noonu la quoi kon baax léegi exception la bon mooy règle au Sénégal bon boo bonee yow yaay am jàmm quoi léegi nit ñu tedd ñu baax ñi ñooñu la ñuy jël di leen yóbbu ci kaso yi di leen toroxal waaye li yàlla wax ne innal muluka iza daqalu xaryatan afsaduha wa jaalu aizata ahliha azilla innal muluka naka nguuru Macky Sall gu bon gi comme genre nguuru Macky Sall yi iza daqalu bu ñu duggee xaryatan ci dëkk afsaduha dañ koy yàq wa jaalu ñu def aizata ahliha ñu gën a tedd ci dëkk ba azilla ñu toroxal leen ñu bon ñi nag jaaykatu drogue yi ak ñi nga xam ne dañuy détourner xaalisu réew mi ak violeurs yeeg ñu bon ñëpp trafiquant de faux billets yi ñu bàyyi leen ñoom ñu am liberté quoi Bougazelli trafiquant de faux billets la bàyyi nañ ko am na liberté 6 mois la tëdd ay milliards mënoon a daane l'économie du Sénégal kooku il est libre maintenant ba sax nee na candidat la ci mairie bu Golf léegi réew moom noonu yéen foog ngeen ne réew moom dina avancer réew boo xamante ni tooñ ak lor doomi aadama yi di leen toroxal di piétiner droit wu nit ñi di bafouer dignité humaine yi ngeen ne réew moomu noonu dina avancer mais ay àq rek moo ñuy topp moo tax ñun mënuñoo dem fenn Boubacar Seye nekk un digne fils du Sénégal di défendre réewam di xeex pour migrants yi di xeex pour immigrés yi doomi Sénégal yi fu nekk mu dem fa ci àdduna bi di défendre Sénégal son pays d'origine di ñu xeexal di ñu kaasal mu gis loo xam ne dëgg la état bi waroon ko waxtaan ak moom sax mais duñ ko def dañ naan ko ñun ñoo am doole ñun ñooy nguur gi ay sàcc lañ nañuy weer léegi ñun dañ lay jàpp tëj la ci kaso bi quoi mais pour lan dans quel pays sommes-nous Macky Sall dafa yàq Sénégal décrédibiliser institution wu Sénégal yi kenn amatut valeur kenn amatut looy jomb ñu ci ëpp bopp parce que yàq na jikko yépp gëm na ne chaque Sénégalais a un prix ak foo manti nekk soo amee ay valeur am looy incarner ay vertu war na mën a jël xaalis na la am ñëwal ci man lu ma def nga ne baax na soo ko deful mu déclarer la guerre dal ci sa kaw toroxal la tëj la kaso te wax naa ko sànq ñu muy tëj ñépp dañuy défendre Sénégal ñi ñu war a tëj ci kaso yi ñooñu ñu bàyyi leen ci mbedd mi ñooñu mais Boubacar Seye li mu wax Moustapha Cissé Lo wax na fi lu gën a garaaw lool ba pare défier le procureur de la République nee na ko procureur Moustapha Cissé Lo xam nga lan la wax daf ne immeuble yi nekk ci corniche beeg yi nekk ci VDN bi seen tabax yu gaaw yooyu ñuy tabax lépp xaalisu drogue la ak ay blanchiment d'argent Cissé Lo moo ko wax mu ne na ma procureur ma indi ay leeral défier le procureur de la République mu toog na mukk procureur bi bala moo mën a génn rek yow nga am ak Macky Sall problème quoi wala dafa mel ni dafay xaar Macky Sall alimenté ko na ko acca demal owal diw wax na ma lii ak laa dafa mel ni toujours moom loolu lay xaar quoi moom du défendre mukk peuple bi moom Macky Sall rek lay défendre moo tax kenn waru ko oowee procureur de la République parce qu'il n'est pas le procureur de la République mais c'est le procureur de Macky Sall le procureur di sale Macky Sall turam bi sax mën nga ko def jeu de mots mu jàll ndax baadoolo gi mu nekk ci moom Macky la tudd sant Sall tey ji mën nga wax Macky Sall le Macky Sall wala le sale Macky jeu de mots boobu day jàll man des fois dama koy appliquer sax ci ay posts yu may def
Cissé Lo défier le procureur de la République ne ko ooma ma indil la ay leeral oowuñ ko ba tey mu ne leen building administratif xaalis bi ngeen fa sàcc ci marché yi yooyu yëpp na ma procureur ooma expliqué ko tuumaal nguur gi mais loolu nguur gi la tuumaal mais ñoom dañoo wax ne Boubacar Seye dafa diffamer l'état du Sénégal mais Cissé Lo def na fi loolu ba pare défier le procureur na ko procureur mais Boubacar Seye sax moom bi mu wax waxul défier wul procureur bi dafa wax ne Union européenne jox nañ Sénégal tant de milliards Union européenne ñëw confirmé waxam ne 130 milliards lañ ko jox depuis 2016 ba 2019 ñu ne 2005 ba 2019 financé nañ Sénégal 200 milliards mais loolu la Boubacar Seye wax Union européenne ñëw confirmé ko xanaa kon léegi Boubacar Seye amatut moom place am ci kaso ba xanaa lii gañ fu mu nekk nii leer na waaye nag ñoom seen yoon nekkut ci yooyu yàgg nañ piétiner dignité humaine nit ci yàgg nañ violer droit wu doomi aadama yi ñoom ku àndut ak ñoom rek ñoom seen ennemi nga ennemi lañ lay def ñoom daal da ngay ànd ak ñoom Macky Sall yaa fi gën a baax bu sëqatee nga ne ko yarhamukallah di tagg Marème Faye di tagg ñoom Amadou ak ñoom Ibrahima ak ñoom xaddus xooma ku jigéen ka waaw Macky doo moromu gars yi yaa fi gën a rafet sincèrement yow yaay président bi nga xamante nii yaa juddu après l'indépendance li nga fi def Ablaye Wade sax dafa ko te Ablaye Wade moo la formé ci wàllu politique doo moromu Abdou Diouf yaa man Senghor moom daal loolu la bëgg a dégg mais critiquer Macky Sall dina ut benn affaire bu mu la takkal wala mu toog rek xaar benn occasion bu ndaw rek mu tuumaal la aca te li gën a graaw ci Sénégal mooy bu ñu demee ba Sénégal ku ñu arrêté arbitrairement rek ñu ne Macky Sall moo tax ñu arrêté la ñu ne Macky Sall moo la jàpp maanaam duñ tudd sax ne justice bi mooy jàpp léegi mais Macky la ñuy wax léegi justice bi amatul benn valeur justice bi amul benn valeur justice boo xamante ni Macky Sall rek ku am problème ak Macky Sall ñoom ñu ñëw jàpp la li nekk ci texte yi ñu war a àtte duñ ko jaar duñ ci jaar dañuy violer loi bi voilà acharné aussi sa kaw di la toroxal boo demee kaso dégg naa garde pénitentiaire yi sax dañ lay saaga di la dóor Guy Marius Sagna def nañ ko kaso di ko toroxal di ko saaga Assane Diouf dañ koy téye prison di ko dóor nit nu manti def dafa am ay droit bu rayee nit sax dañoo war a respecter ay droit yam mais Macky Sall sax yow boo ko saagaa sax voilà tey nga dee quoi duñ la àtte sax ci offense au chef de l'État mais dañ lay tegal yeneen accusation lañ lay def yeneen chef d'inculpation la ñuy teg sa kaw pour mën a ubbi instruction bi pour mën la faa téye di la toroxal parce que yow yaa saaga le président léegi président bi moom xanaa buur la wala lan la ba kenn moom mënta wax xalaatam saaga moom gaa baaxul saaga ku dul président sax waroo ko saaga parce que saaga baaxul waxulu linnaasi xusnan booy wax ak nit ñi da ngay wax ak ñoom wax ju rafet loolu la yàlla wax waaye nag su fekkee kii dafa saaga te dañ ne article 80 saaga lay bañ mais atte ko ci saaga Boubacar Seye tamit mais dafa ñëw nga ne dafa tuumaal état bi mais déglu ko laaj ko ay preuve moom il a des preuves dofut bay ñëw di accuser état bi noonu rek Boubacar Seye ak crédibilité bu mu am Ousmane Sonko ak crédibilité bu mu am ñoom dinañ ñëw nii rek di wax ci air bi tey jii si bi ñu classé sans suite dossier 94 milliards yi mais Ousmane Sonko dafa génnaat défi waat leen xam nga lan la leen wax su ngeen bëggee ma jox leen numéro compte bi ak banque ba mu leer nañ numéro compte bi ak banque bi léegi ajuwaat nañ fu mu nekk nii parce que solidarité de corps la ñuy def ñoom parce que Mamour Diallo politicien la ci ñoom la far sàcc na xaalisu Sénégal 94 milliards léegi nul na léegi ay nit ñoom ñooy sàcc ay milliards ñoom di ko lekk ñoom ak seen ay njaboot ak seen ay xarit léegi Sénégalais yi toog di souffrir xale yi di dugg gaal di dee amuñ ay hôpitaux yu baax amuñ tali yu baax voilà amuñ ay écoles yu baax université yu bëri amu fa xam nga tey bu ñu amoon ay université yu baax jaari saw mii nii jógee ko Sénégal ñëw France parce que moom mooy meilleur élève xaw ma ba
yi ko fi dal nii yëpp dal ko fi xëy na bu toogoon Sénégal du ko dal xaw ma nag lan moo ko def loo. léegi xaalis boobu yëpp ñoom ñiy jël di sàcc Aliou Sall 6000 milliards mook Franck Timis ñu blanchir ko parce que c'est le petit frère du président de la République moom bu defee dara